waa léegi moom at mu ne ñu ngi dugal lu mat 500 et quelques milliards daaw mi ngi nekkoon ci 526 milliards. waaw ren ñu yóbbu ko 527 milliards ren ñu yóbbu ko 541 milliards. mu yokk 14 bu milliards bëri mu bëri yokk lu bëri voilà yu teg. waaw léegi. xaalis boobu duñ ñu wax ñun depuis des années ñu ngi koy wax ñun syndicats yi en tout cas man. au nom du CUSEMS authentique maa ngi demandé ñu auditer le ministère xamul tax. xaalis boobu kenn xamul fan lañ koy dugal parce que boo demee ci école yi. seen budget dañ koo wàññi xam nga xaalis bu yokkee école yi seen budget daa waroon a yokk. xaalis bi boo noonu muy bare ci lim boo demee ci école yi muy daara yu lalu yi ak yu diggu dóomu yi seen budget dafa wàññeeku. kon war na ne xaalis bi am na fu mu tag xam nga fu xaalis bi tag ca kilifa yi ca kaw ñoo koy def ci ay marché yoo xam leerul. te loolu du samay wax. ARMP génn na ay rapport wane ni. guerre am na ci biir ministère éducation nationale. rapport 2014 bu ARMP dafa wone ci ay marché yu leer soxna si. mën naa la ci limal ay marché par exemple école bu ndaw. ñu ne dañ koy yeesalaat du tabax lu bees de. yeesalaat école boo xam si la fa nekk matuñu ñetti téeméeri ndongo école bu ndaw muy Mariama Ba bu Gorée bii. nga xam ne tuuti nit lañ. ñu dem yeesalaat ko ci lu jege milliard yeesalaat. ARMP ne lii jaarul yoon xaalis dañ koo luubal. waaw loolu soxna si kay benn exemple. xam nga milliard mën na tabax ay école. waaw ay moom ay école benn architecte li nga wax sax xamoon nu mu nekk dëgg. ay école benn architecte. dafa seetaan ma wax ko ci benn émission. mu ne ma dàmbuj mu ne mu ne ma su ma état joxee 868 millions hors taxe yooyu ngay wax ni moom lañu yeesalaate Mariama Ba. ma tabaxal leen ci ñetti lycée Mariama Ba ci région yi. yu bees tàq moom waxul yeesal de. mu ni état day ñëw teg première pierre. ci ñetti région jox ma même montant boobu. ma tabaxal leen ñetti école yu tolloo ak Mariama Ba kon xam nga ni. pour woon la soxna si ni ñuy lekkee xaalis bi maanaam xam nga milliard boobu. ci milliards yi ñu lim la bokk. 541 milliards yi. xam nga milliard bu mel noonu ca lañ koy tibbee. waaw buñ dee def loolu mën naa laa jox beneen exemple. ab añ boo xam ne ay inspecteurs ñoo fa doon añee ëpp ñu 50 inspecteurs seenum añ mat 15 millions benn añ. yow gëm nga loolu yow. fu ñu doon añee. voilà fan lañ doon añee kooku wax ñun la xanaa ñoom hôtel bu ñuy añee fii sax. nan ñu wax ban hôtel la. te sax nekkuñu woon sax ci hôtel. fañ nekkoon. ministère éducation sax moo ko moom far. moom restaurant ba CNRE la tudd mi ngi fii ci Wakam ministère éducation ko moom. bâtiment ba. donc luwewuñ sax bâtiment. fañ añee rek ña nga fa añee 15 millions rapport ARMP 2014 wax ko waa soxna si. lii du ay firnde yi ni xaalis bi mi ngi dem feneen fu bokkul ak école bi. di dem feneen ci poosu ñeneen. waaw léegi nag loolu mooy jafe-jafe njàng bi. looloo tax yéen du ngeen ko mën a muñ. waaw il faut mu metti ci xol yi. ndax coono bi ngeen di daj. mi jàngalekat yi mais est-ce que réew mi jaru ko. non réew mi jar na ko. pour atu ren bi. waaw ñoon jàngalekat yi. waa léegi exceptionnellement. waaw mais est-ce que jàngalekat dañuy dundee patriotisme xam bala maa dee sénégalais yi naan nekk leen ay patriotes. mais da ngeen di fayeku yéen moom ñëpp bu ñu fayeku li yéen da ngeen di fayeku. non ñëpp ñemew ñu leen. non ñun ak ñëpp a yem. yéen seen salaire dara du si jóg. non ñun ak ñëpp a yem. ñemew ñu ko daj. non xam baal ma jox la benn exemple soxna si. est-ce que xam nga ren. ci mbas mi. waaw. waa santé xam nga seen liggéey mooy faj nit ñi. waaw ñoom. may ma rek ma ñëw jaraw lakk ñoom. waaw jaraw lakk mais déglul rek c'est important li may bëgg a wax. xam nga santé seen liggéey mooy faj nit ñi. ñun jàngal sénégalais yi mooy suñu liggéey. waaw léegi ñoom santé boobu nga xam faj nit ñi mooy seen liggéey. policiers yi luy seen liggéey aar nit ñi. sécurité nit ñi loolooy seen liggéey. kon bu ñu leen di fay looloo tax ñu leen di fay. ak lu situation ñàng-ñàng loolooy seen liggéey. ren non seulement ñoom ñi ngi leen doon fay seen salaire. bi ñuy faj nit ñi ñoom waa santé. mais dañ leen a nattal ay ndàmpaay yoo xam dañ leen koo dolli ci mbas mi. tuuti. non may ma rek ma ñëw xam nga néew na bari na may ma rek ma ñëw dama lay wax dama la ñoom seen liggéey mooy faj. waaw naam maa ngi leen di kañ ci liñ def baax na. mais bi ñu fajee ba pare dañ leen di nattal li ñu leen di dolli ci seen payoor ndax li ñuy liggéey ci biir mbas mi. mu choqué ñëpp may ma rek waaw mais au moins am na lu leen jox. waaw léegi da leen a jox seen salaire ba pare. waaw. compalaat leen ndax ñi ngi faj nit ñi. d'accord ndax ñoom ñu ngi doon liggéey. waaw may ma ñëw léegi bi ñu defee loolu ñu defal ko aussi policiers yi. waaw dañ leen a fay seen salaire ba noppi compalaat leen. ñu ngi doon liggéey. Effectivement. yéen ngeen tëdd seen kër. kon non di fayeeku seen salaire. waaw mais da nga may déglu déet loolu kay bokkul ak li ministère bi wax yow kon bokkul ak li ministère xam nga lu ministère bi wax. ministère bi nee na résultat yi muy layal nii yu baax yi nee na apprendre à la maison la def. xam nga luy apprendre à la maison. mooy jàngalekat yi léegi dañuy jàngale ci xarale yi. li nee na loolu la def. kon kay ñoo ngi doon liggéey. nee na ci biir mbas mi. danoo jàngale par internet du loolu la wax. dëgg la woon. xam nga man damaa taxaw ne résultat yi.
baax gi mu baax ay yëfu tappale la ñu ne ma non foo ko teg man leen ay tappale la parce que nit ñi jànguñu mu ne non da doon jàng ministre éducation ngeen def conférence de presse ni non da doon jàng ci xarala yi. du loolu la wax. c'est que yow balaa may dem ci li gën a farata nga xam buñ ci duggee waxtaan wi fa lay yem defe naa foofu la ñuy continuer yow dama la gis nga def ki seen santale ko authentique benn ñaar yow nee nañu opposition sax nga bokk ndax li ngay jël nii comme position. yow doo wax mukk baax na xanaa nag lii fi état bi yëf dépp ministère de l'éducation nationale ak xaalis bi ñu ko jox ak programme yi mu tëral xanaa am na nag tuuti lu baax. non loolu wax naa ko. mooy lan. non li baax mooy. xam nga bi ñu ñëwee ba nga xam ni situation bi ñàng na. man mii di wax ak yow ñoom proposition boobu maa ko def xam nga loolu la Sénégalais yi fàtte. ñoom dañoo defe ne man dama fee nekk rek di leen attaqué. soxna si loolu la ñu xam nga lu ñu doon loolu ñu bëri loolu lañ mais ministère bi bu ñu waxalee seen aqulaay taala te maa ngi koy wax te kenn du ko weddi man jàng mi rus naa ci wax lu ñuy weddi. bi ñu demee ba tëj école bi président Macky Sall tëj école yi daara yu lalu yi ak yu diggu dóomu yi. ak yu kawe yi man damaa bind sama document tuddee ko la reprise en 2 temps. ok. daal journaux yi publier ko c'est important parce que journaux yi duñ juróom-benni journaux duñ publier fi cuune. dëgg la juróom-benni journaux yoo xam bu ma ci lim. ponkalum journal la fii Sénégal. ñu koy jaay par jour un journal boo xam si kenn werantewul ni journal bu am doole la. juróom-benn ci ñoom publier sama journal jox ma page entière te fayuma dërëm. kenn fayeekuuma ci dërëm parce que dañ ne ma lii lu am jariñ la. am ci koo xam page de gardam la ma defal sama photo ak ministre éducation nationale ne Dame Mbodj propose une solution qui est radicale. boobu man maa proposé lii booba élèves yëpp a ngi toog seen kër de ma bind man parce que président Macky Sall mi ngi tëj école yi le 16 mars. man maa ngi bind sama proposition à partir du 8 la nuit du 8 au 9. partagé ko ak sama syndicat journaux yi publié ko le 13 14 15. juróom-benni journaux de la place defoon ku ci nekk page entière proposé nu ma koy defee man ne nag classe yi nga xam ni. ñoo am examen ñëwaat. classe yi amul examen toog seen kër. bu ko defee classe ya des ñu tas fa élèves yi. bu ko defee ñu respecter les mesures barrières. ba noppi ñu mën a respecter la distanciation physique ci biir classe yi. ba noppi nag ñu gaawal njàng mi pour que xale yooyu ñu sauver leen ñu mën a def seen examen kon man miy wax loolu kay bugguma mu bopp. waaw mais defe naa waaye léegi nag bi ma ko waxee. foofu nag lan leen di xaar yéen. pour ngeen nekk vraiment mais ñoo ngi ci. ay conseils. non ñoo ngi ci ñoo xam ne dañuy am. lu non ci loolu lañ nekk mais bañ koy def soxna si xam nga luñ def. dañoo mel ni man jógewul ci man idée bi. ok fële lañ ko tegee waxuñ ci. léegi nag alors que si bien que man su ma wax day mel ni man lu damay attaqué rek te du ma proposé dara. alors que journaux yi ñi ngi may dégg. su ma bañoon publicité dama lay limal juróom-benn journaux yi kon pour woon la ni man quand même qu'on le veuille ou non am na ci benn patron de presse boo xam daf ma woo. bi mu déggee ma wax ko ci émission. la ma woo ni ma Dame Mbodj envoyé ma sa proposition bi. dama koy def à la une. et je vais te donner une page entière parce que li ngay propose c'est révolutionnaire loolu la ma wax. ni ma bu doon réew mu mel ni France la dan lay woo. ministre bi da lay woo. nga ñëw kanamu Sénégal yëpp nga expliquer li ngay wax foo ko teg ak noo koy defee. mais ñoom boobu xam nga lu ñu def dañoo dem jël sama proposition. dindi ca la leen ca neexul. la nga xam ne man jàpp naa ne sax moo gënoon fuuf. mais nag la ca solo. quand même def nañ ko mooy bàyyi classe yi am examen ñëw. ña amul classe examen ñu tuddee la classe intermédiaire ñu toog ci kër ga. mais dama la bëggoon la jàngalekat yi. defe naa loolu rek moo si amoon solo. jàngalekat yi gis nga li amoon solo. gis nga aussi mooy jàngalekat yi nañ bàyyi di leen joxañ baaraamu tuuma. te xam ne fii réew mi kenn gënu fee patriote jàngalekat yi. gis nga soxna si est-ce que xam nga kenn gënu leen fi dàq politique itam. non dama la jàngalekat gis nga loolu wax nga ko sànq te tontuuma ci xamul tax. waaw parce que ñu bëri ci ñoom waa APR dañ naan Dame Mbodj daf ñoo contre Dame Mbodj opposant la du Dame Mbodj kese de. non enseignants yi ci bopp. waaw dañuy enseignants yi dañoo contre. sauf tuuti yi waaw may ma rek waaw d'accord waaw voilà seen association yi à part ñoom. tuuti waaw mais majorité yu jàngalekat yi dañoo contre. mais réew moo dem nag. xam nga jàngalekat yi c'est les intellectuels presque de ñi nga xam ñoom ñoo organisé noonu. réew moo dem les intellectuels de manière générale duñ ànd ak nguur noonu la àdduna di doxee xam nga man dem naa États-Unis plusieurs fois. phénomène bi ma fay marqué mooy les enseignants sont contre le pouvoir. ku fa mënti nekk nag. dem naa Angleterre loolu la même chose laa gis dama dem fekk leen ci condition yoo xam ne. dama leen doon wax ni waaye yéen am na jàngalekat yoo xam ne dama leen fekk Angleterre ay anglais. mais damay xool conditions yi seen niveau de salaire yi ak programme de logement yi état bi def pour ñoom mais teewul état la ñuy bañ ku ko tudd ñu mer ma jàngalekat moo mel noonu loolu d'accord naa xamul tax. parce que jàngalekat yooyu bu ma leen laajee dañ ne ma c'est vrai que yow li ngay gis da nga koy comparer ak yéen seen niveau de vie yéen peut-être en Afrique. mais ñun fii état bi mi ngi def lu ko neex di jàppale yeneen secteurs yi comme ñun ni ñuy kaas nii moo am foofa mais nag foofa dafa tane quand même parce que ñoom au moins ña ngi leen di mettre ci conditions yu baax mais ñun Sénégal xoolal jàngalekat yi jàngalekat boo fi gis
gis nga buñ ko amee lay xaalis mooy këyit yooyu ma la doon wax ne ni ngeen ñuy xaar fukki at buñ demee ba jot këyit wi buñ koy calculer rappel moom jàngalekat bi xam na ñu def xaalis bi xuf ko ci digg bi xàppati ko ci digg bi séddoo ko ak moom sàcc xaalisam gis nga loolu def ko waaw merci beaucoup xoolal te loolu ci lu tegul fenn de gis nga ñun bi ñu koy kaas xam nga lu ñu proposé léegi on va proposer le principe de l'étalement ci ñeenti at yu mujj yi avant nga koy jot waaye léegi jàngalekat bi xaar fukki at te impôt loo koy gën a dajale muy gën a bëri parce que ay fourchette la maanaam dañ naan la boo gañee de temps ba temps ngay fay impôt looy gën a yokk li ngay gañe rek la ngay fay impôt di gën a yokk kon koy xel mën na nangu ne bu ñu ko dajalee nga toog fukki at fayuñ la ko ñu dajale ko koy la ngay fay impôt day yokk léegi nag ñu ne leen kon nañ ko tas comme dafa xaar fukki at nan tas impôt bi fukki at ñu ne non duñ ko tas fukki at ñeenti at lañ koy tas quel que soit lem xaar ñeenti at lañ koy tas parce que soxna si lii du jaay doole ñu tudde ko étalement ak 4 années précédentes yi jaay doole la man leen loolu jaay doole la donc xaalis yenn saa yi injustice lay nuru yooyu yëpp dañ koy nangu waaye nag kañ ngeen di bàyyi wax enseignant te xalaat élèves yi mais baal ma jox la benn exemple ñun lépp lu ñuy wax ci élèves surtout élèves publics yi moom laa jëm ca laa jëm ndax public bu njëkk ba moo nekkoon référence bi léegi privé bi moom ñun ñi lan fa daan yóbbu dëgg la léegi nii c'est le contraire ñëpp dañu yéen enseignant public yi sax seen doom yi privé la ñuy jàng déedéet loolu am ankay ay benn rek la jàngalekat amuñu xaalis yéen rek jàngalekat amuñu xaalis dama lay expliquer non nay ñu loolu ñu koy wax ñëpp non loolu amul parce que enseignante laa xam naa non kuy am lu bari mooy dajale koo xam ne liñ lay fay méngoowul ak liñ la war a fay selon la loi dañ lay jaay doole kooku nooy dajale jàngalekat yi amuñu loolu dajale xam nga liy wax sénégalais yi loolu la ñu war a bàyyi ñun li ñuy wax nee naa la ci loi lañ ko teg waxuñu ko nii rek la loi moo ni nii la ñu war a fayee soxna si ñu def ci étude président Macky Sall bi mu ñu déggee ci kaas bi mu ñëwee 2012 xam nga lu mu ñu njëkk a wax danañu may leen ma tuuti temps ñu door waxtaan bi ñu dooree waxtaan ba ñëw ci poñ boobu mu ni léegi comme nee ngeen dafa am injustice ci ni ñuy fayee liggéeykatu nguur gi de manière générale bàyyi leen ma étudier ko ñu ne ko d'accord nañ ñu jox ko un cabinet privé qui s'appelle MGP Afrique mu dem étudier ni ñuy fayee liggéeykatu nguur gi pas jàngalekat yi kese de ñépp la jël teg seeni salaire calculer ko selon la loi mu ne waa ñii koy jàngalekat yi ñu ngi leen di jaay doole du ñoon rek nag génn na yeneen catégorie comme ay médecins yi am na ci ñoom it seen catégorie yoo xam ne ci biir santé personnel bi ñoo xam ne dañ leen di jaay doole loolu génne na ko moom rapport bi génn na tamit yeneen secteur yoo xam ne dañ leen di jaay doole génn secteur yoo xam ne tamit dañ ni ñoom rapport bi rapport cabinet boobu privé MGP Afrique daan ni am na secteur yoo xam ne tamit dañ leen a jox lu jéggi day ils sont trop favorisés xam nga loolu la rapport bi wax xam nga lu président Macky Sall digge woon depuis 2014 loolu ma lay wax rapport mi ngi pare 2015 décembre 2015 ñu jox conclusion yi président Macky Sall depuis 2015 juróomi at soxna si xam nga fu ñu ko laaj lu mu ca def ba léegi ma nga cay couloir am teg bu ñu waxee rek mu ne non maa ngi koy maa ngi koy xool waaw nee na mi ngi koy xool waa léegi soxna si waa léegi est-ce que ñun loolu dañuy continuer di ko nangu jàngalekat dem retraite waaw mais est-ce que loolu dama la xam nga tamit xoolal gis nga man dama gis ni yow depuis le début de l'émission yaa ngi attaqué jàngalekat yi mais boo gisee dëgg tamit da nga ciy juut baaraam non attaqué ma la déggoo li ma la wax nee naa da koo gisagul xam nga 5 ans ñu jox nit rapport moo ko commandité ñu jox ko mu fay cabinet ñu jox ko bu ko soxaloon dina ko def